asalaamaaleykum mbokki internet yi maa ngi tudd Awa Kaba nekk directrice Soretul muy plateforme bu njëkk si wàllum jënd ak jaay produits locaux transformés si wàllum xarala yu bees yi nekk également présidente Yeesal Agri Up muy kuréel bi nga xamante ne ay ndaw ñoo ko tëral pour tàggat xale yi ndaw yi ci wàllum entrepreneuriat agricole ak numérique. ma teew fii nag tey Institut français di leen jaajëfal ci invitation bi ak sama ñaari naatango Diko Sy muy directrice d'ICTAF Corp et Mamadou Lamine Kébé aussi nekk directeur u tool bi tey nag ñu fi teewoon pour waxtaanee wàllum agriculture ak technologie muy wàllum xarala yu bees yi ak mbay mi naka la ñu war a mun utiliser xarala yu bees yi ci mbay mi. donc nag tey jii waxtaan bi dañ ko nar a tëral ci ay ponk yu bëri mu nekk nag ay questions yu ma amoon pour laaj leen ka Diko yaa ngi yëngu ay at yu bëri si wàllum xarala yu bees ak technologie bi. muy aussi ci wàllum mbay. ma bëggoon la laaj yan jafe-jafe nga gis tey jii ci Sénégal ak naka la technologie wala xarala yu bees naka la war a mën a ñëwee indi ay solution si wàllum mbay ak ci population bi de manière générale. jërëjëf Awa déjà di nuyu suñu mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan yi di jaajëfal aussi Institut français ci invitation bi di magnifier carrément plateau bi nii. posé ma question bu am solo par rapport ak difficulté bi nga xam te ne technologie baykat yi léeg-léeg dinañ ko mën a am pour di koy jëfandikoo ci seen i wàllum liggéey de tous les jours. comme ni mu koy faral di waxee souvent rek première révolution bi Afrique bokku ci révolution industrielle ñu def deuxième révolution industrielle Afrique ratewaat départ bi tey technologie mën nañ ko jàppee comme troisième révolution industrielle te gis nañ ne ni mu ci yoon bi mu jël nii dafa mel ne Afrique nanguwul des ginnaaw dina jafe nag parce que dafa am loo xamante ni moom la ñuy oowee adaptation pour que ñu mën ko maanaam méngale ak suñuy réalité tey jii yaakaar naa ne li ñuy oowee entreprise yu ndaw yi juddu yi ñoom xalaat boobu jël nañ ko ji xool nan lañ mën a liggéeyee ba technologie bi ñu mën ko jëfandikoo ci li nga xamante ne ni moom mooy agriculture ba mu mën a jàppale suñu mbokku baykat yi ci seen liggéey de tous les jours. agriculture buñ ko doon wax wàllum mbay bi bu njëkk boo ko waxee sa xel day nekk ci tool yore illeer ñaq sonn lu rek bañ nekk ba boo xoolee ci suñu réew yi dañ doon wax naan ne sax ci pour liggéeyu ñun néew doole yi alors que technologie maanaam xarala yi yees yi wan nañu ne agriculture nekkul loolu kese dafa am lu ñuy ooy chaîne de valeur agricole maanaam ni nga mën a liggéeyee ci biir agriculture bi bari na fi nga ci mën a tamit positionné wu ci biir agriculture bi bari na te tey it xarala yi yees yi dañoo ñëw pour oyofal li nga xam te ne mooy liggéeyu agriculteur bi ci biir toolam xam naa ne bu ñu demee ba ci biir dinañ gën a yaatal ci naka ak yan jumtuwaay tey ji muy suñu réew muy yeneen réewu Afrique yi la ñuy mën a utiliser pour di gën a yombal seen liggéey de tous les jours. merci beaucoup Diko li nga wax ni am na solo torop ci surtout wàllum révolution bi fan la ñu toll tey jii ba nga xamante ni xarala yu bees yi wër na àddina ba nga xamante ni même ku toog ci biir toolam di bay war na ko mun utiliser ma laaj la Mamadou Lamine Kébé yow la nga ci sànni ci loolu ci problématique yi fi am ci Sénégal ak naka la xarala yu bees yi mun ñëw répondre problématique yooyu indi si ay solution waaw loolu dinaa si sawar a tontu loolu ginnaaw nuyoo di nuyu téléspectateurs yi Diko yow ak ñi nga xam ne ñoo ñu fi invité di espérer ne daaray xalaat bi nga xam ne moom lañ tàmbali dina mën a nekk jëriñ si ñun mais aussi jëriñ ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk di ñu seetaan alors donc xarale ak mbay dafa nekk ñaar ñoo xam ne kii dafi njiitu woon kii mi ngi doog a ñëw léegi kii moom nan lay mën a dimbalee dafa am lu ñuy wax ay défis ay problématiques solution balaa nga koy indi day ñëw saafara ay problème donc si agriculture wala si mbay surtout bu Afrique fii nii sowu jant ak bu Sénégal dafa am ay défis yi mën na nekk wàllum ndox mi tey ndox mi gis nañ ni taw mi day gën di raar bari ñi jëfandikoo ndox mi dafa du mucc ayib maanaam dañuy perdre ndox mu bëri. beneen affaire aussi je pense sama naataango wax na ko mooy wàllum chaîne de valeur bi. nan la ñuy transformer baykat bi est-ce que ñëpp xam nañ ko est-ce que yor nañ identité am est-ce que xam nañ ñaata la fi bayoon ba ñu mën ko defal ay prévisions est-ce que bu ñu waree investir moom bu ñëwee ne dafa war a ñëw ñu laaj xaalis est-ce que xaalis boobu muy laaj est-ce que justifié na ki nga xam ne moom la koy jox xaalis moom du am ay données te baykat bi mënul am jumtukaayam parce que moom amaana jàngam yeggul foofu bu mën a écrire ay dossiers donc nan lañ mën a utiliser technologie ba baykat bi aujourd'hui tey mën a am ay financement nan la baykat bi mën a utiliser technologie ba mën a def récolte maanaam bay bu gën a mag
ndax gis nañ fi tugal ñoo xam dañuy utiliser ay xarala yu bees yi seen récolte yu gën a mag ñoom duñ nekk fi di sonn coono gi yaakaar naa sax war nañ dem ba jëm jamono ñu ngi koy ñaan ñun si la ñuy liggéey maanaam baykat bi di toog fi mu toog di bay à distance maanaam di toog si këram di ubbi van wi di tëj à distance donc pour wax la rek ne la tey xarale yu bees yi si wàllum mbay day ñëw récolter ay défis donc nag je pense di ko xaw na si wax nan lañ mën a war a utiliser tey xarala yi pour mën a saafara donc dafa war a am adaptation maanaam xarala yi nga xam ne dafa war a ñëw fii Sénégal warul doon même xarala yi nga xam ne moom moo nekk tugal kon loolu day laaj ñun ndaw ñi ndaw Sénégal ndaw Africa mën a toog xalaatal seen bopp jumtukaay war ko mën a defar pour ñoom ndax ñoom ñoo xam seen i bëgg-bëgg maam ñoom ñoo xam seen maam yi ni ñuy doxalee loolu moo tax ñun nag loolu lañ def défi yéena boobu lañ am defar ay xarale pour mën a taxaw tem saafara problématique bu Afrique. da nga ni jëlee ay jumtukaay ñëw indi ko fii nii foofu ñu adapté ko. ay ndaw réew mi ñu ngi fii. macha allah ñu ngi fii am nañu tamit terre. am nañu ndox am nañu suuf am nañu lépp. am nañu xam-xam jàng nañu. yow mii am déjà je pense diplôme nga am d'ingénieur en informatique. naka nga xalaatee. défi yooyu noonu wala jafe-jafe yi nga xamante ni moom la baykat yi di dund. ak yow sa xam-xam si wàllum xarala yu bees naka nga ko boolewee ba ñëw indil ñu tey ay solutions technologiques pour saafaral liggéeyu agriculteurs yi. waaw xam nga tedd nga si Afrique mboolem bindkat yëpp. ak nu koy waxatee kuréel yi nga xam ne yëpp dañuy yëngatu si wàllum économie. koom-koom d'accord nañ ni Afrique tedd nga bu ñu ko bëggee am si mbay lañ koy jaarale. donc man mii. dama def constat ak samay morom yoo xam ne ñu nekk si mbootoo bi tool bi entreprise bi ñu gis ne tey ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk tugal dañuy utiliser xarala yi bu mën see am tey la ñoom la ñuy am mën am tedd nga économie ba tey ñu ngi bëgg a dem sax ba seen réew yi léegi ñun man mii di doomu réew mi ak samay naataango ñu ne ok ñun xam nañ technologie sama beneen morom mi jàng na mbay léegi nañ boolandoo li ñuy di tedd fële ñu def ko pour suñu réew donc ñun yéena boobu la ñuy doxee te fi mu nekk nii effectivement wax nga ko man sama jàng maa ngi ko def si daaray Anta Diop Cheikh Anta Diop université si njàngu kawe mi di wax wàllum technologie réseau télécommunication informatique. des ak yow rek ci loolu noonu mën nga dellu si peut-être ci solution bi nga xamante moom nga indi pour saafaral baykat yi seen ay jafe-jafe pour gën a joxe benn exemple bu concret. ci yow naka nga ñëwee indi xarala yu bees yi dugal ko ci wàllum agriculture. waaw léegi xëy na balaa may wax si ñëw loolu concrètement ma ñëw indi contexte bi. ndax dafa am benn mbootaay bu yëngatu si wàllum mbay bu tudd FAO. dafa xaatim benn téere ne problème mbaykat yi ñett yi la voilà maanaam am accès pour am xaalis financement ñu jox leen xaalis pour ñu liggéey benn bi ñu daal leen lu ñuy wax conseil di leen xalaatal di leen jox ay xalaat naan leen tey climat bi nii ak nii ak nii la. beneen bi aussi mooy bu ñu bayee ba pare nan la ñuy def ba mën a jaay seen produit ñu ne ñett yooyu noonu bu ñu ko saafaree boole ko ak xarala yi dañ dem ba lu ñu doon bay dina yokk 137% maanaam téeméer ak ñetti fukk ak juróom-ñaar yoon lay multiplier xam nga loolu ndawul. nag si loolu nag ñun lañ kon nan la ñuy def tey bu mën a indi xarala yi indi nañ benn xarala bu ñuy wax tool bi connecté donc loolu ay jumtukaay yu ndaw la yoo xam ne boo ko defee si nu koy waxee si tool bi day ki nga xam ne moom mooy bay si portable am lay jot benn woote bi day mel ni jumtukaay bi mooy wax ak moom naa ko defal ma ndox ñaari soo ak ñetti poto ndox te loolu mu koy wax ab calcul la maanaam da koo xayma si lim soxla noonu day mel ni moom day xam ñaata la ndox mi soxla fi mu nekk nii. loolu day tax yow boo yoroon sa tool booy def doo ñëw rek xëpp ñaari soo ne tooy na kon baax na. loolu boo ko defee yaa ngi lor sa gàncax. parce que comme nit la du mën a nooyi carrément. boo ko joxee da ngay fat te après du mën a en tout cas joxe lu mu war a joxe donc ñun dañoo am benn jumtukaay bu toll noonu am na beneen jumtukaay bu ñuy wax tool bi boo xam ne day daan di lëkkaloo ñi nga xam ne ñoom ñooy ay kilifa yi si wàllum agricole bu ma waxee loolu mooy banque bi. tey mën a xam yow boo nekkoon ak Diko nekk am ay tool xëy na seen jàng demewul noonu ngeen ñëw banque bi day yor sa données yëpp. maanaam lii mën a wax ne tey boo ñëwee laaj 5 millions. mën a awa laaj na 5 millions. gis nañ tawlam yeneen année yi lii la bay parce que image satellitaire da koy joxe comme tey kii bu laajee 5 millions waaw war nañ ko mën a joxe 5 millions. ñu jox ko 5 millions avant ngay bay fekk waa marché ba xam nañ ni yow lii nga war a bay ñëw commerçant yi ñëw nañ jox la 2 millions ne la dencal ma ñaari tonnes
yow nga mën a jël loolu tamit fay say ouvrier yi liggéey. donc am na benn jumtukaay bu tudd bu ñuy wax e-tool bi. donc loolu lépp pour ñëw ni si téere boobu noonu bi nga xam ne mbootaay mi nga xam ne moom moo FAO moom la xaatim. ñu gis ni lu am solo la ñu daal di si taxaw te mën a pour indi si saafara ñun xale Sénégal. loolu mu nekkoon benn solution bu rafet bi nga xamante ni ay ndaw réew mi ñoo ko indi pour saafaraal liggéeyu agriculteurs yi boo waxee tey ji nit ki bay na waaye xamul lan lay jaayee dugub bi wala gerte gi ci marché bi baana bi mën na ñëw par exemple nax ko jël produit wam yóbbu ko ci marché bi jaay ko prix bi nga xamante ni moom moo ëpp li nga xamante ni moom waroon na ci am te moom moo sonn ñàkk bay dugub boobu wala kii bi wala gerte gi donc muy mel ni que xarala yu bees yi dafa nekk ay jumtukaay yi nga xam ne dafay woyofal liggéeyu mbaykat bi jàppale ko ci wàllum information maanaam mu xam li xew ci li ko wër ci wàllum agriculture waaye tamit dooleel ka si li nga xamante ni fekkee moom jàngu ko wala xam ko woon ci wàllum ndox bi nga doon wax noonu loolu da koy gën a permettre mu mën a yaxanal ndox bi su fekkee par exemple dafa am problème ndox si commune am wala fu mu nekk noonu ci village am donc mu nekk leen li nga xamante ni lu am solo la ma dellu si waat si Dicko laaj ko moom tamit lan la xalaat si wàllum projet agriculture ak xarala yu bees yi waaw naka nga ci duggee ak lan nga ci def de manière concrète tey jii pour mën a saafaraal jafe-jafe yi nga xamante ni baykat yi ñoo ko am. merci Awa gis comme ni ñu doon wax sànq rek xale yi rees yi ni muy oyofalee man charge de travail maanaam liggéey bi nga xamante ne baykat bi da ko war a def ci toolam loolu dafa bokk ci li xam ne daf ma gën a intéressé man jigéen ñi nekk ci mbay gi dañ maa ñor trop. parce que xam nañ ne Sénégal baykat yi ñi ci ëpp ay jigéen lañu. surtout boo demee ci li nga xam ne moom la ñuy ooyee zone rurale boo génnee réewu taax yi dem ci côté àll bi. te it jàmbaar lañu parce que ñoom li ñuy bay yëpp nekkul pour jaay kese waaye aussi bay dunde bi foofu la gën a fekkee baax te ñooñu it ay jigéen lañu xam dañoo yore njaboot yore kër war a liggéey ci tool ba war a tamit liggéey ci li nga xamante ne ni moom mooy biir kër yi toppatoo njaboot yi taal añ bi liggéey kër gi. dem tool liggéey fa kon ñun dañoo war a xool naka lañ leen war a oyofalee liggéey boobu tey boo jëlee li ñuy oowee drone agricole bu njëkk da nga daan gis baykat boo xamante ne day dox ay hectares. pour mën a xool toolam saytu toolam li nekk ci biir te xam nañ ne hectare dafa bari benn hectare rek dafa bari pour que nga dugg ci biir dox lépp xool lépp loolu mooy waral lu bari da leen di rëcc alors que léegi drone ay roppalaan yu ndaw la yoo xam te ne dafa ànd ak caméra mën nga ko sànni ci rek moom mu dem wëral la bu la wëralee di nga gis lépp en quelques minutes li nga xam te ne moom mooy xam te ne mooy li xew sa biir tool te en plus de ça daa am lu ñuy oowee ay données maanaam ay information yoo xamante ne nii mën nga ko collecter mën nga ko traiter non seulement moo informer la ci li nga xam ne moom moo xew ci sa tool mais aussi mu mën laa guider pour li ñuy oowee prise de décision maanaam nga mën a xam yow kat sa tool bi lan la laaj ci liggéey nga def ko ci di nga gagner en temps di nga gagné aussi ci li nga xamante ni mooy coono bi nga ko fa daan def te tey jii yemul foofu rek dina la permettre aussi nga xam yow sa tool xam sa tool moom mooy war a permettre nga xam li ngay def ci sa tool ak noo koy defee bu ñu jógee ci drone yi damay jël kaawu ISRA ak je pense su ma juumalee Sirat la am na benn application bu ñu nekk di développer bu tudd Pixmang su ma juumalee rôle mooy lan dañoo seetlu ne instant bi jamono bu ñu toll nii boo ko seetloo mango bari na trop ci dëkk bi yëpp mango la lu ko dolee Casamance bi ba wàcc mais ñi nga xam ne ñoom moom toolu mango yi mënuñu la wax à peu près exactement seen récolte nan la même bu ñuy jaay baana yi dañuy ñëw rek à peu près ne casio nangam casio ñu jaay dem te gis nañ ne ci ay saytu yu ñu def que bu fu ñu jaayee ñaari tonnes wax ne ñaari tonnes lañ jaay day fekk en réalité jaay nañ lu ëpp fukki tonnes te xamuñu ko perte nekkul noonu lu bari sax tey ji compteur boobu noonu da leen di permettre ñoom baykat bi mën a xam ñaata xayma ñaata moo nekk ci ay kilo wala ci ay tonnes mango ci toolam comme ça mu mën a xam moom ñaata lay waxaalee buy waxaale ak ki nga xamante ne moom mooy kiy jënd te yaakaar naa ne genre compteur yooyu buñ ko yaatalee ci yeneen i xeetu récolte tamit dina gën a intéressant comme li Mouhamed wax sànq moom informaticien la mu xool ak ay xaritam naka lañ mën a jël domaine informatique bi maanaam xool naka lañ koy dugalee ci biir mbay bi ba mu jur ay solution man nag agronome laa maanaam bay laa jàngi université maa ngi jàngi université bi ñu woowee Gaston Berger bi nekk Ndar foofu laa jàngee fa laa génnee mais biñ génnee contraire Mouhamed laa def dañu ne mais ñun mbay bi ñu jàng naka lañ ko mën a fexe ba xarale yu yees yi ñun tamit ñu am ci
ñoo ngi gis ne xarala yees yi mu ngi dugg ci domaine santé wérgu yaram dugg na ci domaine transport dugg na ci yeneen domaine waaye ñun tamit war nañoo war a mën a utiliser xarala yu yees yi pour que mu oyofal ñu suñu liggéey waaye pour que comme li ngi mu wax sànq rek rendement yi gën a mën a yokku ndax kuy bay tamit rendement nga ci ut te rendement yaakaar naa moom mooy koom-koom ñun suñu solution dafa jóge ci benn saytu bu ñu def dafa am benn recherche bu génne benn saytu bu génne ne Afrique bi ñu nekk nit ku nekk boo seetloo li ñuy perte ci nourriture maanaam ci lekk toll na boo ko jëlee xaymaa ci nit ku nekk 150 kilos maanaam 150 kilos téeméer ak xaaj ci ni ñu ko ciy waxee ci kilogramme li ko dalee bi muy jiw ba muy pare pour ñu mën koo jëfandikoo waaye 150 kilos par personne est-ce que xam nga ñaata tonne la da lekk yi ñuy perte boo ko xaymaa ci Afrique yëpp te perte yooyu lan moo koy faral di waral léeg-léeg nekk na ñàkk maîtriser culture bi waaye tamit léeg-léeg dafay nekk ay feebar yoo xamante ne nii dañuy ñëw ñaari problème lañu ko mën a sende benn bi mooy problème ñu ooyee laataa nit ki di récolter maanaam liy xew ci biir bay ba beneen bi moom la ñuy oowee bu récolter ba pare ni mu koy conserver maanaam ni mu koy dencee ba kër mu koy mën a jaay ñun nag dañoo njëkk positionné wu taxaw ci bi njëkk ba parce que balaa ngay dem ci boo récolter ba pare nga jéem a aar sa gàncax ba kër nga am loo mën a récolter ñu ne gis nañ ne perte yi bari na trop ci Afrique li ñuy perte ëpp na ndax perte yi yëpp ku perte gàncax perte nga xaalis kon ñun naka lañ mën a defee ba jàppale suñu mbokku baykat yi ba lii nga xam te ne moom mooy perte yi ñu mën koo wàññi ci la ñu créer benn application solution la boo xamante ne nii dafay permettre baykat bi aajawul mu jàng école aajawul mu dégg nasaraan na am juste téléphone portable intelligence artificielle la maanaam ay xarala yu yees la yoo xamante ne nii dafay permettre baykat bi bu jëlee téléphone am jël photo ci gàncax gi nga xamante ne moo feebar automatiquement téléphone bi da koy wax ban feebar la feebar bi lan moo koy indi ak lan moo koy saafara application mu ngi tudd SOS Agri te li ci gën a neex moo di ne duñ yem ci loolu kese dafay permettre tamit baykat bi mu amaale information ci gàncax gi mu nekk di bay naka lañ koy bayee li ñuy oo itinéraire technique bi ak aussi gàncax gi même bu dul feebar bii tey jixante dal na ko tey yan feebar mooy faral di dal gàncax gi nga xamante ni moom la nekk di def donc yaakaar naa baykat bi bu amee ay outils am xam-xam bi koy permettre tey ji mu protéger culture am dina tax mu mën a wàññi li nga xamante ni mooy perte yi mu mën a am. mu nekk donc exemple yu am solo yi nga xamante ni day firndeel tey jii naka la xarala yu bees yi di jàppale baykat yi waaye itam surtout jigéen yi. man teg sama loxo foofu noonu ci jigéen ñi man comme nu la jigéen ñi ni la soxalee noonu lañu ma soxalee. ndax itamit comme Mamadou Lamine Kébé rek sama parcours tamit informaticienne la maanaam xarala yu bees yi laa jàng. bi ma paree jàng wutuma liggéey ci entreprise. dama ni waa naka lañu mën a utiliser xarala yu bees yi ci wàllum mbay. waaye comme ni nga ko waxee ci njëlbeen ba rek mbay dafa nekk li nga xamante ne chaîne de valeur bi dafa gudd. yaa ngi am production bi yaa ngi am transformation bi yaa ngi am logistique distribution. man nag ma ñëw taxaw ci wàllum distribution ne waaw Sénégal de ñi ngi fi consommer ay produits yu bëri waaye boo seetee lépp lu ñu fi lekk bitim réew la jóge te pourtant ñi ngi am suuf jigéen yaa ngi liggéey góor ñaa ngi liggéey ñi ngi bay ñi ngi transformer suñu produit yooyu ñuy transformé anañu fu ñu nekk. ñun ñii sénégalais yi fan lañ koy wutee jee xamuñu. booba temps ay 2014 lay wax ni pour nga gis par exemple ay poudre de buy wala poudre de bissap wala ay confiture de bissap. du yomb si ay supermarché wala si ay boutique du yomb. ñu ne jigéen ñi ñi ngi am ay formation yu bëri ci wàllum unité de transformation. kuréel yu bëri ngi leen di jàppale ci loolu noonu. ñi ngi liggéey di bay seen waar waaye foire ba foire la ñu am pour jaay seen produit pour exposer seen produit bul woolu weesoo ñu delluwaat ci seen ay dëkk duñu am luñ fi ñu jaayee seen produit parce que xëy na amuñu financement bu doy pour ubbi ay boutique xëy na amuñu tamit accès si wàllum xarala yu bees yi pour def communication ndax xarala yu bees yi du rek jël outil bi di ko utiliser waaye mun nga si tamit nekk di si communiquer di si wax ba nga xamante ni nit ki mun jot information wala léegi li ngay liggéey ñu saytu loolu yëpp ñu ne comme lii am na te ñun dañoo jàng suñu xam-xam dafa màcc ci wàllu xarala yu bees yi est-ce que duñu tegal plateforme e-commerce maanaam plateforme bi nga xamante ni jënd ak jaay la ci internet
boutique la rek waaye bi nga xamante ni da ngay nekk si biir internet bi di gis produit bi nga xamante ni GIE Fatou moo ko defar muy confiture de mangue wala confiture de bissap ñu mën ko teg photo ko dugal ko si internet bi pour képp ki nga xamante ni mi ngi Sénégal mi ngi Dakar wala mi ngi bitim réew mën ko jënd ñu yóbbul la ko livré la ko donc si loolu tamit ñu taxaw si man ak sama ay naataangoom 2014 créé plateforme boobu tudd Soreetul tamit pour permettre jigéen ñi amoon jafe-jafe pour jaay seen ay produits locaux transformés mën am benn plateforme unique fi nga xamante ne da ngeen ñëw dugal foofu teg foofu seen produit muy wane ni katoon ñun ñii ndaw yi comprendre nañu xam nañu fu ñu jëm parce que xam nañu lan mooy avenir u Afrique comme ni nga ko waxee woon sànq Mamadou Labène Kébé am na tamit xam naa ndaw yu bëri yu bëgg ñoom tamit ubbi seen entreprise si wàllum xarala yu bees yi ak agriculture waaye dañuy poser question lu bëri naka lañ naa def yow tey jii Mamadou Labène Kébé ba ngay xalaat tool bi naka nga ko tegee xam nga yow da nga identifier benn problématique ak ay difficultés yi nga xamante ni baykat yi noonu lañ def mais naka nga ñëwee jël agriculture boobu noonu dugal ci xarala yu bees yi balaa ngay def dara loo war a mënti lancer da ngay def li ñuy wax diagnostic nga dem xool saytu xam li mu bëgg a def est-ce que réellement li mu bëgg a def damay saafara problème bu am wala li may def ni am na ñu ko soxla te même ñi ko soxla sax bu ma xool rek 2 3 déedéet ñi ko soxla dafa war a bëri loolu am na solo te tamit ñuy jéem a def lu différent loolu xëy na Mama Déco dina si mën a ñëw moom moo gën a xam mais béykat yi li ngay gis da ngay gis ñu defandoo benn région ñëpp di defandoo même chose bu ñu paree ñoom ñëpp ñu pare jaayandoo fekk ku nekk lambale fekk ñii kii mënoon a def lii kii mënoon def lii ñoom ñëpp ku nekk jaayandoo ndaxte demande bi maanaam soxla bi mi ngi fi soxla bi mi ngi fi léegi moo tax nag baykat yi ñoom dina baax ñuy def diagnostic boobu laa sax mu am ku leen di accompagner di leen xalaatal ñoom tamit ñu koy jaari nangu ndax ku nekk na ñii dañuy xam li ñii dañuy xam li ñii dañuy xam wàllu mbay mais am na ñoo xam ne moom seen xam-xam wàllum ut xaalis kese la ñoom tamit dina baax dëgg la su ma desee si question boobu noonu di ko dama bëggoon comprendre yow naka nga jëlee roplaan boobu noonu dem di ko expliquer baykat yi ba ñu accepté ko ba nga mën si créer sa entreprise tey muy dox donc ñetti problème benn bi da ngay uti xam-xam loo jàngul doo ko tari loo xamul doo ko xamle ñaar nga jéem a identifier problème maanaam nga xool man lan laay ñëw tey jii pour jàppale sama gox mais tamit ñi may jàppale ñan lañ lan lañ soxla ak naka laa leen ko mën a joxe nga dem xool lan mooy li gën ci ñoom li gën ci loolu ñoom loolu nan laa ko mën a indee ba mu méngoo ak li nga xamante ne ni moom mooy réalité rurale bi ma nekk ndax damay joxe exemple souvent boo jëlee benn solution boo xamante ne nii internet kese lay doxee nga dem ci àll boo xamante ne nii courant sax bu taxaw amuñu ko xam nga ne solution boobu du fa dox donc il faut ñuy méngale offre ñuy jox yi ak li nga xamante ni moom mooy réalité zone yi mu doon lu am solo yaakaar naa ni tënk nga sax ponk boobu noonu ma bëggoon dolli si rek ni wax nga ñaari mbir daw wuti xam-xam gëstu pour ku bëgg tàmbali projet bi nga xam tamit dafa bëgg jël agriculture ak xarala yu bees yi boole ka faw mu dem gëstu xam lan mooy jafe-jafe agriculteurs yi dellu si waat dem wuti xam-xam pour naka la war a mën a jëlee ñaar yooyu noonu boole ko waaye itamit ma yaakaar ni boole si agriculteurs yi lu am solo la comme ni nga ko waxee rek voilà loolu taalibeem doon sëriñam boole ci agriculteurs yi ndax ñoom ñoo fi nekk ay ati at di liggéey si wàllum mbay ñoo ñu gën a xam seen problème ñun ñi ndaw yi dañuy jàng rek ñëw dooleel leen donc problème mu agriculteurs yi foog ñëw saytu ko boole leen si ci wàllum ni ñuy waxee defar solution agriculture wala technologique boobu noonu ñoom dañ ci war a boole dañ leen ci war a boole ndax waruñu ñëw rek jël liggéey bi xalaat ko suñu biir ay bureau wala xalaat ko suñu biir ay néeg ñëw rek jébbal leen ko loolu du am njëriñ pour ñoom donc loolu moo doon ñetteel ponk bi ma bëggoon dolli si li nga doon wax léegi mu am solo torop ñu nekk ci wàllum toujours agriculture ak technologie di waxu entrepreneuriat moom nga wax léegi nii ku wax entrepreneuriat wax nag mun tekki si biir ci li ngay liggéey mën si am boog loo amee sa salaire loo fajee sa ay sutura parce que lépp lu ñu nekk ci def nii tamit am na impact maanaam mi ngi jëriñ baykat yi mi ngi jëriñ askan bi
mi ngi jëriñ même économie bi de manière générale waaye ñun ñii tamit nekk ci wàllum entrepreneuriat bi tamit dañ ciy bay suñu waar maanaam mu nekk benn liggéey bi nga xamante ni liggéey bu décent la tey jii ñi ngi xëy dem tool di bayi waaye am nañ tamit lu ñuy fay ñi ngi xëy dem suñuy bureau yi tam di liggéey waaye tamit liggéey bi ñuy liggéey tamit mi ngi am li nga xamante ni ñu ngi ci dundee yéen naka ngeen gisee loolu naka ngeen dundee loolu est-ce que tey jii solution wala entrepreneuriat agricole ak technologique mi ngi mën a fay nit ñi ci ni mu ko waree est-ce que tey jii nekk na li nga xamante ni ndaw yi buñ ci duggee daañu ci mën gis seen bopp. merci Awa effectivement boo xoolee tey jii entrepreneuriat ñu bokk na ci tamit li ñuy gën di waxtaanee ci fi ñu toll nii boo ko gisee lu ko waral moo di ne peut-être que ne entreprise yi mënut ñoo jël ñëpp ça veut dire que problème chômage bi dafa installé wu na ci dëkk bi tamit parce que am nañ seen lijaasa amuñu xëy donc entrepreneuriat mën na nekk solution waaye tamit nekkul ñëpp a mën nekk entrepreneur waaye mën nañ jàng nekk entrepreneur. entrepreneur pour man loo xam ne dañ koy jàng la tamit mën nga ko juddoo am na xam dañuy judd am aptitude bi maanaam yàlla may leen ñu xarañ ci loolu waaye it mën nga juddu nga dem jàngi ko jàng technique yi xam naka laay def ba man mii tey jii naka laay tegee sama entreprise bi mu ko tegee nan laay def ba am ay clients nan laay def aussi ba fexe ba fructifier maanaam soqali sama liggéey waaye it dafa am yoon bu muy jaar mooy lan déjà nga proposer li nga xam te ni nit ñi soxla nañ ko parce que tamit ak lu mu rafet ak lu mu ay boo proposé loo xam ne soxla wuñ ko tamit yaakaar naa ne du am solo donc loolu la ñuy woowee nga adapté sa offre ak demande bi beneen bi moo di ne nga mën a xam tamit yow fan ngay mën demee pour sa financement fi nga toll sa financement bi dafa am lu am solo lu may faral di wax yow yaa war a nekk ki njëkk gëm sa bopp tey jii pour man yow yaay sa premier ni ñu koy waxee financier wala financeur. voilà yaay njëkk jox sa bopp xaalis investisseur. financement bi mën na bañ nekk xaalis kese sax. financement bi mën na nekk temps. investissement bi plutôt mën na nekk sa temps sa jom sa xarañe. ak aussi ñàkk ñeme sonn bi nga xam te ne yaa ngi koy def ci sa projet. boobu mooy bi jiitu parce que ci à partir de loolu la nit ñi mën a gisee ne déjà kii de sonn na ci liggéeyam te tamit moo ngi proposé loo xamante ne nii lu qualité la qualité mooy li nga xam te ne kenn du ko négocier. dañoo nekk ci jamono boo xam ne consommateurs yi dañoo gën a exigeant donc qualité mooy li nga xam te ne kenn du ko négocier proposé la li nit ñi soxla nga defee ko defin bu baax nga def ci fulla boo jarlee di nga am ñeneen ñoo xam te ne bëgg nañ ñëw pour dooleel la maanaam investisseurs yi dinañ ñëw après. Mamadou Lamine ma laaj la comme temps baa ngi ñuy xaw a dab nii tey jii ñi ngi wax wàllum entrepreneuriat agricole jeunes yëpp a ngi ci soobu yan accompagnement moo fi nekk tey jii pour jeunes yooyu noonu ci accompagnement yi naka lañ ko war a gën a mën améliorer ci sa gis-gis tey jii. ok alors bu fekkee wàllum boobu déjà sax damay wax benn affaire rek boo xam ne dama koy yàgg di partager di ko wax ne maanaam réew ay nit ñoo koy tabax même entrepreneuriat yi ak solution yëpp ay nit boo xoolaatee ba sa ginnaaw ay nit ñoo koy def léegi nit kooku fi mu nekk moom la ñu war a xool mu man ak yow ak ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu suñu naataango sénégalais yi nit kooku noonu en fait dafa war a bëgg réewam loolu dafa am maanaam am na yeneen yoo xam ne au delà sax que agriculture moom boo si nekkee mbay moom tedd nga ak lépp a ngi si mais pour nga déjà nekk si rek il faut nga bëgg sa réew ndax ñun ñi lay wax nii ak ñun ñi ñëpp du ñàkk sax am na kenn ku si nekk ak li nga xarañee sa côté proposé nañ la pour nga jéem a liggéey fii wala nga dem fii mais li tax nga toog fii nii di nekk di wax si mbay ba ñëw nii di waxtaan nii c'est que da nga am loo bëggal sa réew donc il faut que ñun tamit ñun ñëpp bëgg suñu réew loolu dafa war a nekk lu déjà nga bëggal sa réew looy def nga siy xalaat da ngay sóor sa bopp waaye nga sóoraale sa réew donc loolu mooy mën a permettre tey ma mën a ñëw si tontu bi laaj bi nga ma laaj nii entreprendre xëy na ma tekki baat bi rek si olof maanaam entreprendre mooy nit ki nga xam ne moom au lieu muy dem ñu koy fay par mois muy liggéey moom moo jugal boppam ne moom dafa bëgg a dem taxaw te moomal yëfi boppam am na benn mag bu ma naan dégg muy wax ne bon gis-gisabul mu ne ñàkk chance weesuwul ngay liggéey chaque mois ñu lay daal di fay pour wax la ne rek ku nekk mën na jéem amal sa bopp ndax am na ay avantages yu bëri yu si nekk mais am na tamit voilà am na lu mu laaj te bu fekkee maanaam ay mécanisme de financement bon peut-être man am naa benn boor bu ma spécialisé wu côté numérique yi ma wax rek yi ma teewee rek yi ma teewlu rek laay wax mais du ñàkk ne am na yeneen xëy na yoo mën a complété wala ñu ñuy déglu complété donc man gis naa fi ay mécanisme comme par exemple DER yoo xam ne vraiment bon dañ ko mettre en place pour jàppale réew nu ñu koy waxatee ndaw yi te gis naa suñu bëri ba si man si mii sax bokk naa ñi nga xam ne accompagné nañ ci loolu
xam naa aussi yeneen ANPEJ ak yu demee noonu mais man lu ma maîtriser gis ko nii man si wàllum DER laa woon a xam te gis naan aussi ñu bëri ñu mën a financer maintenant loolu nan lañ ko mën a adapté xam nga tey dafa am benn jour ma xëy fajar waaw fay di lu ñu koy waxatee di xëy di liggéey ma gis kenn koo xam ne mu may jaay masque comme man la ma toog tuuti gis ne kii gënumaa jàmbar te mi may jaayee masque mu jaay ma ko 100 francs ma ne kii nii nan la mën a def tey ba am accès financement comme ni ñun ñii amee accès financement ma gis ni peut-être méthodologie peut-être pour am financement nga déposer dossier bind peut-être loolu moom du ko mën moo tax gëm naa ni nan la ñuy fexee ñi nga xam ne secteur informel la ndaw yi nga xam ne ñu jàmbaar gën a jàmbaar foofu nan la ñuy def tey ba mën ñoom ñu mën a déposer xaw ma ba xam dañuy def ay kuréel yoo xam ne ñoom dañuy ñëw wax ñu defal leen business plan bi xaw ma mais il faut que c'est urgent que ñu jéem a xool nan la ñuy def mu ñoom tamit ñu mën a défendre seen idée parce que mën nañ am idée bu gën a baax suñu bos mais mu ne duñ ko mën a wax mais loolu tamit loo xam ne ndaw gi da ko mën a war a jàngat mën a wax ci 3 minutes. Dicko ma laaj la rek tey jii naka nga gisee taxawaayu incubateurs yi mooy kuréel yi nga xam ne dañuy jàppale entrepreneurs yi baal ma ci wàllum développement solution agricole ak technologique et puis tamit naka nga gisee wàllum recherche ak université ak bépp kuréel bi nga xamante ne mi ngi nekk fii di liggéey ci wàllum promotion entrepreneuriat agricole ak technologique naka nga gisee seen taxawaay lan la ñu war a gën a mën dooleel pour que tey jii xale yi ndaw yi mën a gën a am confiance ci dugg ci wàllum entrepreneuriat agricole ak technologique. merci Awa dafay fekk ci rek li Mouhamed daanelee tey jii comme ni mu waxee taxawal ay kuréel yoo xamante ne dafay faciliter accès à l'information ndax tey jii peut-être ñun ñoo ngi Dakar mën na am information yoo xamante ne nii dafay teel a dal ci say nopp ba nga mën koo jëfandikoo mën koo dem gis ci sa bopp tey jii am na ñoo xamante ne dañoo nekk fu sori ci Dakar ci dëkk bi. nekk ci ay yeneen dëkk yi yeneen régions yi information bi dafay yéex pour ma agsi fa léeg-léeg bu fay agsi sa day fekkante ne offre yi expiré na ñun ci DICTAF teg nañ benn programme bu tudd Digital Alliance programme boo xamante ne nii comme mot bi digital maanaam ci wàllum xarala yu yees yi lay liggéey waaye suñuy cible dafa nekk ci ñoo xamante ne nii entrepreneurs yi la ak ñi nga xamante ne nii sax léeg-léeg dañoo nekk ci zone yu xam ne ñoo gën a sori yi entrepreneurs yi pour tontu Mouhamed li mu wax léegi léeg-léeg di nga gis nit koo xamante ne nii mu ngi yëngatu ci benn domaine xarañ na ci trop mu leen ne kii nii bu amoon yenn outils yi bu amoon yenn xam-xam yi ci wàllum xarala yu yees yi dépassé na fi yàgg na amaana yow sax dépassé na la waaye dafa di jàppandewul wala jotu ci donc Digital Alliance dafa ñëw pour accompagner entrepreneurs yi pour wax leen en tant que entrepreneur ci domaine agriculture ak ci beneen domaine naka nga mën a utiliser ci sa domaine yow technologie bi ba mu mën la permettre nga pousser tey jii pour man rôle incubateur yi aussi même chose la incubateur yi ci côté agriculture bi waratul nekk loo xam ne dafay théorie rek ndax bu dee théorie rek information bi yaakaar naa ne Google moo ngi fi mën na ko jox ñu bari il faudra que ñu xool proposition accompagnement yi ñuy jox ndaw yi mu nekk loo xam te ne nii dafay pratique parce que mbay tamit neex na trop nga théorie que de waaye yàgg-yàgg ci suuf sa ngay mujje wala ca table ba donc dafa nekk forme accompagnement boo xamante ni dafa war a wute ak yeneen domaines yi tey kuy jàng informatique wala kuy jàng leneen ak leneen da nga ko jox ordinateur mu yem ca waaye kuy jàng mbay il faudra que boo defee théorie bi ba pare ñu xool naka la ñuy lëkkaloowee damay ñëw ci li ñu wax sànq rek liggéey bi nekkul ku nekk sa côté dafa war a toog tey baykat yi ñoom am nañ expérience yi am nañ suuf si ndaw yi am nañ jeunesse bi am nañ force bi am nañ envie bi te it jàng nañ école il faut ñu xool ni ñu leen di boole ndaw yi ak ñi nga xam te ñooy baykat yi pour que ñu mën di liggéey ensemble te loolu it rôle incubateur yi ak kii structure d'accompagnement yi la bu tey jii pour man modèle de financement yi sax dafa war a xaw a changer tuuti tey mën nga financer benn ndaw boo xam te ne nii moom mën na lijjanti financement bi mën na ko gérer parce que peut-être jàng na comptabilité xam na nañu la ñuy gérer xaalis xam na naka lay gérer business plan am naka la koy dérouler naka la demee xam na cahier de charge mooy lan kii nga xam mooy baykat bi am na suufam te it am na xam-xam bu baax sax ñaar ñooñu boo leen boolewee ñu liggéey kii dina jàppale kii dina jàppale kii te yow miit xam te yaay kuréel bi leen ëmb bi di nga gën a mën a am résultat ci li nga xamante ne nii moom nga bëgg donc pour man vraiment offre d'accompagnement yi dañ ko war a orienter ñuy boole mag yeeg ndaw yi ñuy liggéeyandoo ensemble mais wi tamit ñuy fexe di tàggat ci wàllum pratique mbay mi nekkul théorie kese ñuy fexe di leen tàggat ci wàllum pratique
li nga wax lu am solo la te dama yaakaar ni même ñun ñi ndaw yi ñoo war tamit jug taxaw indi ay solution ci wàllum kuréel yooyu noonu may joxe rek exemple Yeesal Agri Hub bi nga xamante ni moom tam dafa seetlu woon ni que kuréel yu bëree ngi fi di joxe ay formation di tàggat ndaw yi ci wàllum agriculture waaye amaana xëy na adapté wul woon torop ñu ñëw nag ay ndaw kase nag seen xam-xam màcc si wàllum mbay wala si wàllum xarala yu bees yi ñëw tëral kuréel boobu noonu di def ay formation di tàggat ndaw yi ci wàllum entrepreneuriat agricole naka ngay béyee naka nga war a mën def ba nga xamante ni tey jii boo utiliser xarala yu bees yi dina nekk jumtukaay bi nga xamante ni dina am solo si sa li ngay def parce que du xarala yu bees yëpp war a mën am efficacité si li ngay liggéey donc mu nekk benn exemple tamit bi nga xamante ni ràññee nañ ko Sénégal mu amaat tamit yeneen ak yeneen exemple ñu war a mën a citer mais dañu war a tamit gëstuwaat tey jii naka la ñuy nekkee di tàggat ndaw yi pour mu nekk li nga xamante ni daf leen di jëriñ ba pare jëriñ askan wi donc ci loolu moo doon bëgg laaj yéen tey jii ban recommandation ngeen mën a jox tamit ndaw yi ci wàllum entrepreneuriat agricole ak technologique ban recommandation ngeen leen di bàyyee. déjà Awa dama bëgg leeral benn affaire xam nga booy faral di wax agriculture nit ñi tool ba rek la ñuy xalaat waaw dëgg la suuf sa rek la ñuy xalaat alors que agriculture dafa yaatu te li mu ëmb dafa bari moom la ñu woowee chaîne de valeur agricole bi tey jii dama bëgg ndaw yi xam ne nekkul tool ba kese mooy mbay ba tey ki nga xamante ne nii moom daa taxaw ne man wàllum semence rek laay lijjanti maanaam jënd ak jaay semence rek fu jiw nekk dinaa dem saytu yan mooy jiw yu baax yi ma fexe jaay ko mën cee jàppale baykat yi jàppale wàll ci sama bopp kooku mooñ ci baykat yi la bokk ki nga xamante ne moom wàllum irrigation rek la maanaam man damay fexe ba xam yan jumtukaay la ñu mën a utiliser pour que baykat bi mën a am ndoxam baykat la moom tamit ki nga xamante ne ni moom dafa toog ne man de ci bay bi pépinière rek laay lijjanti wu ma la ci des damay bay sama pépinière ba mu mat ma dem jaay ko ñi nga xam ne ñoo ngi ci tool yi di bay kooku it baykat la ki nga xamante ne moom dafa ne man de damay bàyyi bañ bay ma récupérer dem xool marché yi teg ci sama marge defar packaging bu rafet jaay ko mooy ci chaîne de valeur bi ki nga xamante ne ni moom tamit dafa ne man sàmm laay def maanaam poulailler laay def tijji di jaay samay nen di jaay samay ginaar wala di jaay sama soow di jaay sama meew kooku it ci bay lay def loolu la ñuy ooy production animale production aquacole maanaam ñi nga xamante ni ñoom wàllum bay jën lañ koy oowee bay jën moo leen tax a jóg pisciculture ak ay xeetu li jëm ci jën ñooñu ci bay bi lañ nekk transformation ci bay bi lañ nekk pourquoi may wax loolu c'est que dama bañ nit yi yaakaar na ne bay bi production végétale bi kese la chaîne de valeur la lu ko dalee ci jiw ba ca assiette ba maanaam ndab bi ngay lekkee kon tey ji jeune bi dafa war a toog mu xool moom fan la ci gën a nekkee à l'aise parce que bi ngay bu dee da nga dugg ci bay bi yaa ngi ci tool yi alors que nekkoo à l'aise ci tool ba yow ci wàllum jaay nga gën a aay te yaa ngi ci côté production raté nga sa vocation donc nañuy defaale aussi approche chaîne de valeur te ci technologie bi pour ñëw ci tuuti ci côté boobu noonu technologie dañ ko war a utiliser pour d'accord ñu yokk rendement yi waaye tamit warul robotiser chaîne de valeur bi maanaam warul yokk chômage bi ba tax na ndaw yi fa nekkoon wala nit ñi fa nekkoon di fa liggéey daal di ñàkk seen liggéey ndax lan ndax technologie moo koy def léegi déedéet moo tax bu ñu yemee ci production kese du baax ndax technologie da koy mujjee rey liggéeyu ñi nga xamante ne nii ay nit ñu ko daan def la dañoo war a yaatal li nga xamante ne ni mooy chaîne de valeur bi ba ndaw bi mën a toog fu ci nekk ci ligne bi mu mën fa dem taxaw fa liggéey fa ci biir bay bi. Mamadou Lamine Kébé la ngay dolli si loolu pour gën a may fit ndaw yi ñoom tamit ñu ne waaw mën nañu bokk si mbir mi mën nañu tamit créer suñu entreprise agricole ak technologie. alors man bu ma doon conseillé dama doon conseillé ndaw yi suñu sama moroom yi sax laay wax ñu def ñuy regroupé wu par GIE. loolu am na ci solo ñu regroupé par GIE mën am parcelle bu yaatu. bu ñu regroupé woo ñu ut ku leen mottale maanaam si wàllum finance ut ku leen mottale si wàllum njaay et loolu dafa am solo en fait ñu bàyyi xel ni ku bëgg a teg benn entreprise bu viable man nga bëgg a mettre en place benn njaay boo xam ne da nga ko bëgg mu dem ba si di dem di ay ati at dañu war a ràññee lan mooy poche sama poche ak poche entreprise bi yooyu dafa baax ndax man damay yëngatu si wàllum jàppale ay entreprise mais li ma la wax nii ku nekk xam poche entreprise ak poche sama poche dafa am solo surtout boo leen nekkee en groupe loolu dafa am solo ñu mottali ko maanaam conseiller yi ma doon wax moom kenn koo xam ne da leen di conseiller si wàllum marché bi kañ la ñuy def loolu rek yomb na tey bu ñu nekkoon ay ndaw ñu nekkoon village ñu ne ok ñun ay baykat lañ bay lañ xam moom lañ jàng ba léegi même jànguñu école dañuy dem ut Massamba moom mën nañ dem sax ba université xale yaa ngi fa bëgg a liggéey ñu mottale ñu def benn GIE
ñu ne dañuy par comme que ñett lañ ku nekk jël 33% bu ñu bokkoolee nag ñu dem déposer seen demande de financement bu nekkee en GIE te loolu dafa am solo et tamit ñu bàyyi xel ndax comme que Sénégal lañ nekk parfois affaire GIE yi nit ki moment nekk jiit ak yooyu dañ ko war a régler maanaam ñu am même vision mais jàpp naa ni ndaw yi ñu regroupé wu sous forme de GIE yaakaar naa loolu benn modèle boo xam ne bu viable loo xam ne war nañ si mën a xalaat ku nekk région bu nekk nga jéem a jege structure yi léegi am na benn rek laa bëggoon mottali et par rapport ak l'accès à l'information c'est que ñi nga xam ne ñoom ñooy financement ay DER ak yooyu ñuy mën di jàllale parfois information yi si rajo communautaire yi nekk si régions yi pour que ndaw yi di mën a xam ne à financement daw ñëw na mais modèle GIE boobu moom laay conseillé modèle GIE boobu doon ngay conseillé laka nga tamit nga gisee tey jii sa lëkkaloo ak yeneen entreprise si fii Sénégal wala bitim réew pour tëj rek débat bi ñu am bu am solo bii nii si wàllum agriculture. waaw vite fait man pour man collaboration partenariat am na solo collaboration ak réew bu mën di doon pour mën a jéem a xool ay partenariat gagnant-gagnant mais aussi ñu bàyyi xel ni fii nii suñu réew dañoo war a am ay champion maanaam ñoo xam ne ñu war a def nii tabax réew mi bu ñu paree nag après ñu am ay partenariat gagnant-gagnant puisque ñun aussi dama am suñu naataangoo yoo xam ne ñu ngi bitim réew tamit di liggéey Diko looy dolli si loolu ba pare tamit nga defaale sa message de clôture. déjà comme li ñu wax nii rek sànq yaakaar naa ci samay propos waxoon naa ko ne nit da ngay xool li nga manqué foo ko mën a mottalee te partenariat yaakaar naa loolu mooy rôle am partenariat ci biir réew mi parce que entre entreprise yi nekk ci biir réew mi entre doomi réew mi war nañ mën a xool ñun naka lañ mën a liggéey suñu biir maanaam ma ñëw xool awa de tey ji man de am naa produit bu may jaay awa moom jaay produit mooy rôle am naka lañ mën a liggéey pour mën ko def Mohamed moom ci côté irrigation bi lay nekk man am naa tool Mohamed nan nga ma mën a jàppale comme it ci extérieur ci bitim réew bi ñun boo xoolee am nañ ay partenaires à l'extérieur ci wàllum semence yi parce que ñun ñoo ngi ci côté matériel agricole ak semence agricole yi ñoo xam ne ñoo ngi liggéey ak ñoom donc boo nekkee ci côté agriculture moom foofu nga tijjeeku jéem a xool nag ngay lëkkaloo pour mën a suqali sa réew xanaa rek aussi di vraiment rafetlu plateau bi nii ndax jotaay yu mel nii dañ koy soxla parce que as tuut bi ñu xam ci bay bi ñu mën ko bokk ak nit ñi mais aussi di gën mën jàng aussi ci ñi nga xamante ne nii mooy yéen ñu bokk ak yéen plateau bi idées yi di ñëw ñu ciy màggandoo ak idées yi ba mën a jàppale ki nga xam ne mooy suñu réew di ko rafetlu bu baax di la jaajëfal bu baax di ko Lamine lan mooy sa dernier mot pour tey jii suñu internet yi ñu doon seetaan. xanaa di jaajëfal kuréel yi nga xam ne institut France bi nga xam ne moom moo ñu dajale fii nii pour ñu mën a ay sottante xalaat si wàllum agriculture wàllum mbay si biir réew mi xëy di wax rek man lii gën na ma jox peut-être idée gën naa ubbeeku xëy na du ma nekk Facebook lu bëri mais ku ma tapé sama tur Mouhamadou Lamine Kébé laaj ma ay affaire si lu ma xam dinaa sawar lool pour jàppale ndax man li ñu ñor ñun ñëpp mooy Sénégal na lay jëmee kanam. donc Sénégal lan lay jëmee kanam si wàllum xarala yu bees yi ak agriculture muy mbay mi naka la ñu war a mën def ñun ñi ndaw yi am xam-xam jàng wala sax ñi nga xamante ni sax demuñu école la nekk ci mbay mi naka la ñu war a mën ñoom tam def pour utiliser xarala yu bees yi ndax tey jii ñun ñëpp ngi dund njàqare muy contexte bi ñuy dund muy mbas mi muy Covid ñëpp gis nañu tey jii bi mbas bi ñëwee naka la suñu baykat yi amee coono ak naka la xarala yu bees yi indee ay solution pour permettre tey jii produits yi nekkoon ñu doon bay par exemple si gox-goxaan yi nit ñi mën ko jot fii nii Dakar wala si yeneen ay dëkk xarala yu bees yi dafa war ni que tey jii tamit war nañ ko mën a gën a dooleel pour mbaykat yi pour jeunes yi pour développement économique général Sénégal. Tout à fait. Donc mu nekk li nga xamante ne lu am solo. ñëpp dañ ci war a gëstu. bu baax muy incubateurs yi. muy partenaires techniques financiers yi. muy université yi nekk di def recherche tamit ñi nga xamante ne ñooy tàggat ndaw yi ci wàllum entrepreneuriat. ñëpp a ci war a sóobu parce que loolu mooy ëllëg loolu mooy avenir te di. jaajëfalaat encore Institut français bi ñu may tey jii ñu mën a waxtaanee agriculture ak technologie di yaakaar ni que ndaw yi ñu doon seetaan jot nañ ci information bi nga xamante ni bu ëllëgee ñoom ñëpp dañ dem jëli ji waaw dañ dem jëli ji li ñu xam ak problématique yi ñuy gis tous les jours ci Sénégal ci wàllum mbay pour ñoom tamit dem gëstu indi tamit teg ay solution yu leer yi nga xamante ni dina mën a dooleel Sénégal dooleel agriculteurs yi dooleel tamit jigéen ñi ndax tey jii bu ñu waxee waxu développement tamit jigéen ñi tamit ñoo ngi ci ñu ngi ci bay seen waar lu bari donc gëm naa ni tey jii ñi ngi tàmbali rek agriculture ak technologie waaye fu mu jëm fu sore la te incha allah ñun ñëpp war a booloo liggéey ci pour mun a jëm kanam di leen jaajëfal encore ci seetaan bi di leen dox dig daje beneen yoon